Jong mayor seen kaddu àdduna ci micro Najib Sagna. ñàkk pexe moo tax nu daje fi depuis fukki at ak ñett foraasu yi doon jóge bët ci laan biir ci laan di dem si jamonoy américain yi kale nguur gu fi ñëw wax nañu jàllul S2 oonu SONES oonu ñu ne jox nañu ndox mi S2 dinañu leen brancher sans condition ñu départ bi ñu déparé 45 compteurs la ñu branché commencé di nu dënge ba fii seen compteurs yi day ñaari at a ngi nii pa at ak genn wàll bii seen contrat yi jée nag ñu commencé di saboté forage yi di commencé di paan te du paani dara nag bu ma la ko waxee xam nañu ko paani saboté donc ne la yëglu nañu nag xëyunu xëy def lii demande nañu audience ministre bi réservoir ministère hydraulique mu beñ réservoir nu yegg nañu nag foo xam ne bi ñuy planté siwa calculul woon lii yàq mi jaaduwul li yàqu si tool yi fi mu nekk nii di 200 hectares yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi jëm si 700 millions te dañu dem si banque yi lépp li nuy sàkku moo di gouvernement bi taxaw si ministère hydraulique mu waxtaana ñi yor ndox mi parce que S2 dem na mu waxtaana ñi yor ndox mi seen o ñu ñëw daa xamaguñu li xew lan la mënuñu leen a sikk nag waaye ki fi newoon te saboté di S2 dëgg sunu liggéey yàqu na. coowal suuf am ca ginnaaw raay foofee ca quartier Sotorak ndaw ña fippu ne kenn du laal seen terrain ba askan wi nag gisuñu loole ne bu ñu sañoon ñu samp foofee ab poste de santé ndax ngeen lay doon ca ña fa yeewoo loole nag jur na fa coow gu takarnaase dañ ci teewlu kii di Anta Tall mayor seen kaddu ca ginnaaw raay àdduna ci micro Théodore Semedo. ñoo bëgg hôpital bi xale yi ni fi dañuy football. donc hôpital bi moo nu gënal ndax amuñu benn hôpital fii. suñu feebaree dañuy jéggi Pomba wala ñu dem Diamaguène wala ñu dem Kaaba su dee guddee dañu fay 5000 looloo tax noonu hôpital bi la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg borom kër yi ñu ay yëpp booloon nañu jox ma seen baat ne hôpital la ñu bëgg borom kër yëpp nag suñu délégué ngi nii hôpital la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg. te nu fii ñaari terrain lañu fa am pour bu def fa kii hôpital li ci def nag terrain jàmbur la dégg nga duñu xaar nag hôpital bi raw nu su guddee soo sa doo feebarlee da nga fay 6000 francs doog dem hôpital kon boog loolu mënuñu ko am yàlla andil ñu hôpital bi la ñu bëgg hôpital la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg. parce que santé kenn du ko méngale ak affaire football yi te poste santé bi quel que soit alpha dana am bu soobee suñu borom day taxaw loolu moom kenn mënu si dara. quartier Djida 2 ca commune bu Waxinaan ca commune bu Djida Thiaroye Kaw askano fa yeewoo newatuñu ci kaaraange tiit nañu lool ndax bassin de rétention gane ca gox ba ba léegi fees del ak ndox la leen jaaxal mooy ab yeew moo fa génne te njortu nañ ne xëy na Baye Diak Maam Diak mun na ne ca biir ndox moomule ña ngi cay woote wàllu dañ ciy teewlu ñenn ci ñoom ñaxtu nañu ci micro Théodore Semedo. démb rek ci yeew génne barbaa ngi bari yaa ngi ci biir kon mën nañu jaana ngi ci biir. lu bon lu ne mi ngi ci biir mbalit maa ngi ci biir bu tàngaay ñëwee duñu mën a nooyi ndax xet bu bon yooyu lépp a ngi ci am na yu affaire yoo xam ne day naaw di dugg ci bëti nit ñi kon nga xam ne kon bassin bi li mu ñëw jariñ bareewu ñu daal dañuy ñaan yàlla ñu dimbali ñu tiireel ñu ndox mi dindi ñu salte bi ndax jaboot lañu te xale yëpp fi la ñuy foye xale yi dañuy dugg ci biir rek a def lu nekk loolu moom wóoru wax jaaxle nañu wattu nañu jooytu nañu fu nekk tam ndax bassin bii bu ñu xëyee suba ba ngoon mooy suñu yitte dinañ bale dinañ dajale xale yi def ko daal maanaam métier dañuy bale dañuy lay waaye dara ndaxte li nga xam ni si biir ñun xamuñu ko juróom-ñaari mètre si biir yàlla rek moo ko xam waaye keneen xamu ko sunu xale yi fi lañu fay ndax amuñu feneen. ndaxte danger bi mooy gis nañ fi ay bar yooyu xëy na sax du boobu danger mais problème bi mooy yeew bi ñu fi gis barka démb ndax yeew bu ndaw la mais problème mooy yeew bi ana yaayam ana papaam je crois que ak maamam ñëpp a ngi si biir kenn xamul loolu nag ñun mënuñu ko dindi état moo si mën a taxaw kon état bi nga xam ne moo nekk ci loxoom daf ñoo war a sécuriser ñun askan bi
kon nag ñoo ngi woo état ndaxte bar moom vraiment wóorul te ñi ko jege ñu ngi dégg ay yuuxu yoo xam ne yàgg nañoo wax ay yuuxu bar la gëmuñu ko yuuxu yeew mais actuellement nii gis nañu yeew baa ngi noonu jàpp nañ ko yeew bu mag la yu ndaw yaa ngi si biir te xale yi dañuy jéggi di dugg ci biir kon vraiment ñoo ngi woo sécurité bi ñu dimbali ñu. salte ba xet bi day sonal ñëpp surtout sax ñu ne ci wetu bassin bi ku am sa dara fi nga koy tuur ku am sa leneen fi nga koy tuur parce que amuñu feneen kon nag yaakaar naa ne état bi war na mën a jóg pour jàppale Djeddah Thiaroye Kaw ci sécurité bi ak itam bassin yi nga xam ne moo wër entourage su Djeddah Xandaar 2 di ab quartier gu ne ca Ouest Foire foofee nag askan wa jot nañoo jóg taxaw ne du seetaan benn yoon jardin public ba maanaam fa ñuy fiixloo ñu bëgg fa tabax ab bâtiment goo xamante ne ëllëg mun na leen jural loraange tey tàmbale na sax ñàkkum kaaraange moo tàmbalee feeñ ci googule bërëb ne ca Ouest Foire dañ ci teewlu maam Khady Jéeri Fall ma nga fa woon. ñi lee dëkkee ci cité Xandaar 2 nekk ca Ouest Foire taxaw nañ temm ngir ñu bañ a tabax ci seen jardin public boobule. ñun tam dañ ne duñu bàyyi suñu jardin public nit di ñëw di ko occuper parce que bañ ñuy jaay dañoo ne ñu ne fii jardin public la ñun ci loolu la ñu jàpp moo tax waa koñ bi yëpp jóg ne ko duñ la autoriser waxuñu la jëndoo ba pare li jënti ay kayit ñëw bëgg a jël suñu jardin public bëgg ko def kër DSCOS ñëw na ba arrêté ko heure bu ñu waxee ak ñoom ne leen bu leen li ngeen di def nii tegu leen ko fenn ñu ne ñoom amuñu lu ñuy wax ak ñoom nañ dem wax ak Adama Faye parce que Adama Faye moo leen fi indi. mooy frère Marème Faye Sall. ñi dëkk ci quartier bile di gis ne daanaka sax ñàkk kaaraange bu mat sëkk la ñuy jànkoonteel. ñu dëkk nag ci duñu menacé tout le temps ku wax ak ñoom man dañoo ñëw ba sama kër di ma àkk. ñun tam am nañu droit bu ñu gisee ñu nit di ñëw di occuper suñu espace vert ñu jóg taxaw lii la ñu indil ñu nag ay nervi depuis 15 jours. ñoom la ñu nekkal du matin au soir ñemewuloo génn ñemewuloo dem fenn ñemewuloo sax dëkk nag si biir koñ bi xam nañu suñuy kër xam nañu suñu lépp kenn ñemewut a dem fenn te devant vous que un gars a sorti gis nga des armes blanches. ñi leen nag di woo autorité yi ngir ñu xaar ci seen tànk tubéy. ñu ngi lancé appel autorité yi ñu dégguñu le président de la République la première dame Marème Faye Sall son frère Adama Faye bu fekkee ne il est derrière monsieur Fall mu ñëw wax ak ñun. ñi dëkkee ci cité Xandaar nekkee ca Ouest Foire di ŋàññi tabax bu benn buwaay bëgg a tabax seen ab jardin public boobule ñi lee di gis ne bu fa loolu taxawee dootuñu amati benn espace ngir fu seeni doom mën a nekk. xeex lii di ñàkkum kaaraange ca Touba Mbacké doon na lu yitteel njiital sécurité publique di Abdou Wahab Sall ma nga woon ca gox ba jot nañu amal sax opération goo xamante ne dañ ko duppee sàmm suñu kaaraange lu toll ci 200 doomi aadama ak lu teg jot nañ leen ca teg loxo dañ ci teewlu Basirou Sarr di commissaire bu Touba àdduna ci micro Mamadou Matar Sarr. diggante Touba ak Mbacké dafa bëri ay attaque ay agression ay cambriolage ci boutique yi ak station yi. ci loolu nag dañ am ay renfort yu jógee Dakar mooy directeur de la police judiciaire ak waa GMI ñoo ñëw pour prêter ñu main forte pour ñu mën a ñoŋal liggéey boobu biñ ko defee résultat yi 256 nit la ñu interpellé la ñu jàpp. ci biir 256 yooyu téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar pour vérification d'identité la. juróom yi pour yor sineebar maanaam yamba. ñaar fukk ak ñett yi mooy ñi màndi di tëdd ci mbedd yi di tërëf ci mbedd bi. juróom-ñett yi pour vagabondage mooy ñi nga xam ne amuñu fu ñu tëdd fu ñu fanaan ci biti la ñuy fanaan. ñeent pour ñi nga xam ne dañuy 15 di màndi. ñett pour ñuy dawal oto te yoruñu permis de conduire. benn pour sàcc. juróom-ñett pour jeu de hasard maanaam ñiy carte xaalis ci mbedd bi. juróom-benn pour nécessité d'enquête ña nga xam ne seeni comportement moo suspect. ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti pièces la ñu jàpp. ñu immobiliser juróom fukk ak juróom-ñeenti oto ak fukk ak juróom-benn moto. loolu moo nekkoon liggéey bi nag dafay continuer li ci am solo mooy day continuer dans le temps parce que renfort yi ñu ngi fi ak ñun chaque jour dañ ciy nekk guddi ak bëccëg.
Bodi Sakho ab dëkk la gu féete ca commune bu Kër Momar Sarr soriwul benn yoon lac de Guiers ga waaye nag Bodi Kër Sakho moomule amuñu ndox askan wa fa yeewoo ne ba léegi ndox mu sell ak bariwaayu ndox mi ñuy tuddal Kër Momar Sarr yéggagul ci seen robinet ya jot nañ ko xamle ci seen ndaje diine ga ñu waajal jëm ci ziara annuelle ci weeru janvier gi ñu ne dañ ci teewlu Mansour Fall mayor seen kaddu ca diwaanu Louga ci micro Omar Kayre. ku xam diggante Seydi El Hadji Malick Sy ak Seydi El Hadji Malick Sarr kon xam ngeen histoire bu lu yàgg la ba tax na ñu bëggoon rek lépp loo xam ne day defal gàmmu gi di ko doxal ba nit ñi mën ci am li ñu soxla loolu aussi dañ koy sakku ci administration bi sakku ko ci service yi indiqué yi waaye bu ñu sañoon daal ci wàllu ndox mi ñu dimbale ñu ci ndax forage bi ndox mi muy génne dafa am xorom te ku ne xorom wax conséquence ak danger yi mu am ci wàllu jigéen wérut ak ci xale ak ci màggat loolu moo taxoon daal ñu ne loolu farata woon pour ñu waxaat ko fi pour ñu mën a gën a dimbale daal mu gën a gaaw nit ñi mën ci jëriñoo dana amal solo lool mbir mi ndax gàmm gi du waa bu di kese réew mi yëpp àdduna bi yëpp fu nekk la ñuy jóge te ñun ni miine ndox mi di ko naane xëy na boo amee gan du ko miine noonu wàllu tali bi je pense que am na sama naataango bu ko wax sànq dama noonu du ma ci dellu si waaye ku xool tronçon Kër Momar Sarr Louga li muy dugal ci wàllu koom-koom ci gafaka réew mi yaakaar na réew mi néew na ci route yu koy dugal ci gafaka réew moo tax bu ñu sañoon ñu defar ko ndax tey oto bu bees boo fi indi mu yàqu malade boo koy transporté da ngay am problème si yoon wi kon yu mel noonu suñu sañoon daal ñu saafara ko ndax baykat yaa ngi fii ci ruq bi di leen di bëgg génn seen meññeef bëgg génn seen dund di ko jaay waaye temps bi ñu perte ci yoon du point de vue économique mën na leen naan indil ay jafe-jafe parce que seen poche xëy na tollul noonu ba tax na daal bu ñu sañoon gàmmu gaa ngi ñëw ñu yombal lépp. mangoog leneen ci xibaar lu aju ci Sénégal set wecc projet bu njiit réew mi Macky Sall kii di Adama Faye di responsable politique APR ca Grand Yoff ne soobu na ci googule projet tax na lim bu takku ci ay pôlu mbalit jot na ko fee samp ndaje googe nga xamante ne fegoo na kook askan wi Adama Faye ay kàddoom lañ ci teewlu ci micro Semedo. mais xam nañu nag état mënul def lépp bëgg na réew mi set. bëgg na Sénégal set wax na nañ def set setal ci gox bu nekk teg na société boo xam ne mi ngi def ramassage des ordures mais nag am na loo xam ne ñun Sénégalais yi population bi ñun ñoo ko war a def si laa jël initiative jël fukki junni bac à ordure ma may ko population Grand Yoff mais nag damay leeral ni nekk lu ñuy jaay pour waa population bi lekk c'est gratuit maa ngi taalal sama loxo nag di ko taalal sama xaritu parti bi di ko taalal suñu alliés yi même opposition bi association yi daayira yi képp koo xam ne rek mi ngi liggéey pour Grand Yoff jëm kanam maa ngi talal sama loxo di talal sama loxo le maire de Grand Yoff bokkuñu parti doomu Grand Yoff la te jàpp naa bu ñu bëggee liggéey il faut ñu ànd lépp loo xam ne bëgg-bëgg la ak intérêt personnel ñu tekk de côté liggéey ànd def benn pour Grand Yoff mën jëm kanam. bitim réew yegg si nañ ci musiba Mbabakumba am ca Burkina Faso lu toll ci fanweer ak juróom-benn ci ay bakkan rot nañ fa ci attentat ga fa am dañ ci teewlu xooxaan dong ci faram-fàcce. ñu doore xibaaru bitim réew ca Burkina Faso nga xam ne ab groupe terroriste dal na ci kaw ñaari village yi di Nagraogo ak Alamu dal di fay faat nag lu toll ci fanweeri doomu aadama ak ñaar way defkatu ñaawteef yi la itam taal nañ lu toll ci fanweeri moto jakarta yi nga xam ne askan wa dekk ci village yooyee ko moomoon loolu tax sax ba ñoom ñu jóg bàyyi seeni village daw làqu ji ci benn dekk bu ñuy duppee Kaya te lu tolloog téeméer ci ay kilomètres dox digganteem ak capitalu Burkina Faso gouvernement bi nag jël dogal décrété ab deuil national ci diiru bu ñaari fan rax tere bépp manifestation buy nuroog feet wala bokk mbumbaay ca république démocratique bu Congo njiital pencum ndaw réew ma di Zanine Mabunda yëkkati na ay kàddum ngir tontu njiitum réew ma Félix Tshisekedi mi yëkkati woon ay kàddum fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub janvier ci kanamu ay militangam ngir xamle ni dina tas chambre basse bu parlement ba moom Zanine Mabunda nag xamle ni kàddu yooyu président Tshisekedi yëkkati dëppoowut ak seeni chartum réew ba tax mu koy dankaafu ne faw rekk ñu respecté li nga xam ne moo di seeni constitution bi nga xam ne ci
article 48 mu ngi xamle ni jël dogal ngir tas assemblée nationale dafa am ci ay conditions yu muy lalu faw rek mu am crise bu tar diggante gouvernement ak chambre basse ba nekk ca parlement ba te moom jàpp na ni loolee amagul ca réew ma rax ci dolli njiitum réew ma laata muy jël dogal tas assemblée nationale faw rek mu diisoo ak ki nga xam ne moo di premier ministre diisoo ak président assemblée nationale ba ca boppam ak président bu sénat lu ko mooy rek def na loo xam ne dëppoowut ak yoon. ñu jeexalee xibaarum bitim réew ca Moyen-Orient nga xam ne njiitum réew mu France di Emmanuel Macron dina amal ci alarba ji tombeek ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub janvier ab tukkeem bu njëkk ci réewum Israël ak ci suufu Palestine depuis buñ ko tabee ci boppum réewum France moom mi le nag dafay dem rek wuyu ji ab invitation boo xam ne kilifa yu Israël ñoo ko joxoon ngir rek mu ñëw teewe si juróom-ñaar fukk ak juróomeeli atu libération camp bii di Auschwitz-Birkenau te ñu koy amal ëllëg alxames ci mémorial bi Yad Vashem tukki bile itam dina doon ab occasion ci kii di Emmanuel Macron ngir rek mu yëkkati ay kàddu jëmale ci xeex li nga xam ne moo di racisme bu ñuy jëmale ci ñi nga xam ne ñooy juif yu France. mangoog bàkk ba jib na tàggat yaram ci yaatal Cheikh Tidiane Gomis lañ ci dalal Cheikh ñu ngi lay nuyu. Abdoulaye Bob ñu ngi lay fay. am nañ ci mbégte lool fegoot ak yow ci ñaareelu xaaju xibaar yi coupe du monde 2022 ca Qatar poule bay Sénégal di bokk xam nañ ko démb ca Caire. waaw dëgg la xam nañ ko muy tirage boo xam ne dañ ko def démb ci Caire poule yi nag 10 poule la ñu xool poule yi léegi mu fës gis nga Sénégal mu ngi nekk ci poule bi nga xam ne moom mooy poule H dégg nga poule H la nekk moom ak Congo Brazzaville ak Namibie ak ki nga xam ne mooy Togo ñoom la bokkal poule yeneen poule bi ci gën a tàng nag Abdoulaye Bob mooy groupe mooy poule D Cameroun la ak Côte d'Ivoire foofu nag benn ponkal rek kay génn waaw dégg nga comme ni ñu koy waxee rek ñaari kuy mënu ñoo bokk mbalk voilà léegi nag ñaari kuy lañ nag ñoo nekk nii ci poule D bi dana tàng lool dana saf lool léegi nag groupe A bi Algérie champion d'Afrique Burkina Faso la bokkal poule Niger ak Djibouti poule B Tunisie Gambie Mauritanie ak ki nga xam ne mooy Guinée équatoriale voilà dégg nga groupe C bi Nigéria Cap-Vert République centrafricaine ak Libéria groupe E Mali Ouganda Kenya Rwanda groupe F Égypte Gabon Libye Angola groupe G Ghana Afrique du Sud Zimbabwe Éthiopie groupe I Maroc ñaari Guinée yi Guinée Conakry ak Guinée Bissau ak Soudan groupe J bi nag RD Congo Bénin Madagascar ak Tanzanie mooy équipe yi nga xam ne mooy yooyu nag yëpp boo xoolaat nag fii leer na ba leer favori sañ naa wax favori groupe A ni Algérie mooy favori groupe B Tunisie mooy favori groupe C Nigéria mooy favori groupe D foofu moom Cameroun am nga ko voilà foofu nag moom damay taxaw waaw parce que foofu nag ñoom ñaar ñooy favori dégg nga groupe E foofu nag booy xoolaat Mali moo fay favori groupe F Égypte mooy favori groupe G Ghana mooy favori groupe H Sénégal mooy favori groupe I Maroc mooy favori ak groupe J RD Congo mooy favori kon nag mu ngi noonu kon nag kii léegi nag ñu dem ci doyen Laye Diaw moom mii ñu laaj ci poule bi ni mu demee naka la poule bi demee moom xalaatam moom doyen la xam na yàgg na ci sport ak ci football bi moom daal nee na déet nañu prudent lu ñu koy waxee ci olof. nañu def ndànk nañu tey nañu tey moytu kon ñu déglu Laye Diaw. soo ko xoolee day pour Sénégal te woyoful du tout même Congo bi nga xamee ni dañu bokk ak moom poule à la CAN te gagné ko à Thiès 2-0 suñu bokkaateeg moom pour coupe du monde day compliqué li tax muy compliqué moo di waaju loo ko mën su ngeen di dajee nga koy gagné benn yoon di ko gagné ñaari yoon
ñetteel ba day soppeeku parce que day commencé di jàng ci yow faf nag ñu war ko jouer yeneen ñetti yoon du simple parce que Congo dana jàng ci ñun Namibie xam nañ ko je crois encore que Namibie dana à notre portée tant ci dëkkam que Dakar mais ci Togo nag man dama ciy tey ku xam fi ñu jógee ak Togo di nga interroger wu di nga poser sa bopp question Togo ci diggante 1978 ak 2006 joué nañ ko coupe du monde juróom-benn Togo joué nañ ko coupe du monde juróom-benn yoon gagné wuñu benn match contre Togo. waaw foofu yi tamit laaj day daal di sampu Cheikh Tidiane Gomis ndax poule bi Sénégal bokk ngeneen la ci ñun. waaw ngeneen la te poule bu yomb la dëgg la doyen lay jow newul que maanaam yombul déedéet li mu wax. xam nga lan lay ñaax fu mu nekk nii parce que nit da ngay am dégg-dégg. day ñaax sunu équipe sunu gaynde yi ak fédération ñu jël au sérieux adversaire. maanaam bañ a yàccaaral. xam ne doo ñëw rek ne voilà man maay favori rek yomb non loolu du favori day wane boppam. Maître Augustin Senghor wax na ko nee na il faut ñu wane que ñun ñooy favori. maanaam mbubb bi il faut ñu sol ko. noo koy sol boo ko solee noo koy solee moom mooy nga wan ne que yow mi man maa la mën. wan la ko ci terrain bi. favori bi ci gémmiñ la. waaye da nga koy wane ci terrain bi. jëf. loolu la buñ ko wane rek Sénégal moom day jàll amul benn point parce que équipe yi nekk fii. Congo ba mu woon bi daawoon ñu doon tiit du Congo ba tey. Togo bi muy wax nii dëgg la. waaye Togo boobu ak bii bokkutul Togo gëj na ñëw Coupe d'Afrique kon nag du loo xam ne kii na daal. Sénégal lan mooy atome ci poule bi lan mooy dooleem fan la mun a feeñee. voilà Sénégal dafa am li nga xam ne moo gën a am dafa am solo. ci ab équipe buy dem compétition. mooy am groupe bu baax équipe bu baax Ablaye boobu Sénégal dafa am benn équipe boo xam ne colonne vertébrale mooy maanaam ndigg bi. boo jëlee Sadio Mané. joueur la meilleur joueur africain. Kalidou Koulibaly mooy parmi les meilleurs défenseurs. Gana Gueye meilleur milieu terrain ci meilleur yi la bokk nga jël suñu ñaari góol yi. Edouard ak kii Gomis. ñoom ñaar ñëpp. dañoo taxaw kon nag Sénégal wane na boppam wane na que am na ay joueurs beneen bi mooy Sénégal dafa am loo xam ne. loolu ci Afrique. boo ko amee rek tëddal nelaw mooy logistique mooy lan sa déplacement parce que ci déplacement yi mën nañ la gagner. déplacement boo amee déplacement bu metti waaw nga dem ca dëkk ba sonn. ces joueurs yi sonn dañ lay gagné léegi Sénégal avion spécial lay tukkee. avion spécial. équipe A bi. état du Sénégal moo koy gérer directement avion spécial lay demee. waaw ba pare hôtel yi gën a baax. lay jël bu demee tukki du jël mu hôtel bi ñu koy jox. bu xoolee hôtel bi man maay fayal sama bopp hôtel. Sénégal mooy fayal boppam hôtel. waaw fayal avion spécial. dégg nga. loolu yëpp dafa bokk ci logistique bi. ba nga xam ne loolu mooy ñaari atu yooyu moom la Sénégal am. njortu nga ñu gagné génn premier ci poule bi. wax naa ko sax. bul tiit bul jaaxle. non. déedéet. loolu xanaa catastrophe lay doon. loolu moom mooy ñi fi nekk ñoom day dëgg nag. mooy xamuñu dara. kon mun nañoo jënd billet Qatar. wutali am nga joueur mondial ba. am nga ay joueur. li si des rek lii na jeex na. yow buñ la joxee ndugg bu baax. waaw ndugg maafe bu baax. waaw xanaa maafe bi day neex nag. tabar fakal la jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis ci wàllu football la ñu desandi ak championnat professionnel lu ñeel Teungueth FC. waaw Ligue 1 ñu ngi jëm ci juróom-ñaarale ay bés. ñu amal ko ci week-end bi kon nag booy xoolaat programme bi nii la tëddee programme mu 7e journée bi Teungueth football club nekk ci bopp raw gàddu gi. ba nga xam ne amagul defet mooy dalal Njàmbur bu Louga. Dakar Sacré-Cœur moom mooy dalal Jaraaf temps yi moom da ngay waaru. Casa Génération Foot lay daje champion bi mooy dem Ziguinchor. Stade de Mbour Petite Côte mooy derby de la Petite Côte. ñoom ñaar ñëpp foofu lañ dëkk. AS Douanes daje ak Jambaar US Gorée ba léegi gañeegul de mu ngi wut première victoire moom ak NGB ñaari tali ñooy daje. Célèbre bu Thiès dalal AS Pikine sa waa dëkk. waaw
bokk na ci Ligue 2 buñ ci xuuseek Linguère bu Saint-Louis mel na ni mu ngi jëmmal boppam ba léegi. waaw dëgg la li nga xam ne moom mooy Ligue 2 bi Linguère moo jiitu. dégg nga mu ngi wane boppam ci ndoxteel bi ci championnat bi ñu xool li nga xam ne moom mooy programme bi di xaar. foofu tam c'est une journée ay jongante yu am solo am na fa derby Mbourwa. dina ñëw léegi dégg ci samedi lay amee dégg nga ci diggante Kër Madior ak Demba Diop. ñoom ñooy daje ci jongante boobu li nga xam ne moom mooy match yooyu di am ci wàllu li nga xam ne li nag moom mooy Ligue 2 dinañ ci yaatoo ci li nga xam ci suñu ay yeneen i xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis ak cawarte gi tey feeñ na ci sport bi. waaw xam nga sport da ngay am cawarte. loolu la de. jërëjëf sport moom da ngay sawar am na ci solo jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis mu doonoon xaaj bu njëkk bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg si nañ ci mi journée bi fas yéene fegook Abdou Khoudoss Diallo ci studio B bu Walf TV Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Abdoulaye Bob. bëggoon nañu xam i tamit ci sa wàllu googee nga xamante ne soobu nañ ci ñetteelu xaaju xibaar yi ana lu ñu mun a jàpp mu war a fës ci lu ñu bëgg a jukkil. dinañu tàmbali sunu pàcc bi lu jëm ci wàllum koom-koom maanaam économie daal di ànd ak Mamou Diaby Gassama mi nga xam ne def naa ko gëstu ci lu jëm ci wàllum dette publique bu Sénégal danañu ko yaatal ak sunu invité Abou Wele nekk professeur nekk économiste itam ci biir pàcc itam danañu amal ab appel du jour daanañu xool Abdoulaye Diaw journaliste chroniqueur lam ci xalaat ci li nga xamante ne moom mooy éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 bi nga xam ne niki démb la ñu amal tirage au sort bi ñu jeexale ko ak taskatu maanaam presse du jour bi revue de presse mi nga xamante ne sax sama mbokk séeréer mi moo ko def ñu xool nga xamante ne moom la xëy yenn kaay yi. jërëjëf jaamu séeréer bi Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay jaajëfal incha allah ñu ngi ñëwaat léegi ci nga jukkil ñu la nga jot a tënk ci xibaar mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme Baatu Askan Wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi. jërë ngeen jëf chers téléspectateurs ci tàmm bi ngeen tàmm Walf TV ñu ànd ak yéen ci pàcc bu mujj bi ci sunu donc édition mi journée daal di koy tàmbali